10actu TV, l'actualité et la sensibilisation en temps réel. sunu suuf bàyyi leen sunu suuf bul laal sama suuf maa bañ maa lànk kenn du laal sama suuf bañ naa lànk naa dootuma ko nangu. Pour ceux qui exploitent nos terres sans droit de le faire, que faut-il faire? Il est l'heure de donner l'alerte, sonner l'alerte, faut que ça s'arrête. Lu mu doon mi ngi wéy, ñu ngi foqati suuf, ñu ngi noot suñu mbéy. Lu mu doon ñu ngi jaay suñu suuf, nasaraan yaa ngi jël ay ndaraan tàmbali xuuf suñu suuf. Baykat yaa ngi jooy espace yu ñu moom la ñu jël te du yoon fu ñu jëm. wuñ ci teelu la jóg dana dem ba sew caaf dana xëm. àll bee ngi jooy naat baykat yépp jooy nan. maral bee ngi yoot bekkoor bi di noot jaayum suuf bi doy na. bu ñu nangu di leebal politique ko jiital xaalis a ko boot suuf si la ñuy yoot fanaay nee na moo bañ. Fanaay wi be ñiida ngoppe leydi amen gesere mettede nder Fuuta à la place. Fanaay wi be ñiida ngoppe leydi amen gesere mettede nder Fuuta à la place. ngalu am ko leydi ngoppe ngalu am ko ndi leydi ndi ko ndi cattumi tawmi jikanaɓe mi weddima era jongalu ballo e miijo am tawto somi ƴeewi nafoore ndi leydi ɓuri mum limota kala fakkude ko e mayri ndema awo gaynaka leydi ndi ko ndi taniraɓe ko ndi mamiraɓe e yonta men hande dariɓe so en jawti ko ɓiɓɓe men lomti. Une fois de plus on a les méliers. C'est un troc de chair contre des reflets. 400 ans après ils sont revenus. Ils veulent nos terres pour des revenus. Ils nous colonisent, ils nous utilisent. Esclaves au champ, ils venaient nous chercher. Ils n'ont plus d'espace pour leur survie. Ils violent nos terres et veulent l'exploiter. Johnny Dema natti wodde dawdi sarima. Johnny tobb ala gawri gasi aynaɓe nogi yoro. li ñuy bayee la ñuy dundee suñu suuf si bu ñu fi jëlee. sàmmkat bi nappkat bi sauvé mbay mi jur yeeg dex yi. Wamban Fanaay Cangaay Disno Waalo Perlo Fuuta Seyno Kaasa Tamba Kaolack. Fanaay wi be ñiida ngoppe leydi amen gesere mettede nder Fuuta à la place. Fanaay wi be ñiida ngoppe leydi amen gesere mettede nder Fuuta à la place. yow mi jóge bitim réew bàyyil sama suuf duma jaay duma able waxuma ak di ko tayle bàyyi leen sunu suuf sunu bakkan bàyyi leen sunu suuf
bàyyi leen sunu suuf bàyyi leen sunu suuf bul laal sama suuf maa bañ maa lànk kenn du laal sama suuf bañ naa lànk naa dootuma ko nangu. Ceux qui exploitent nos terres sans droit de le faire, que faut-il faire? Il est l'heure de donner l'alerte, sonner l'alerte, faut que ça s'arrête. Lu mu doon mi ngi wéy ñu ngi foqar ci suuf ñu ngi noot suñu mbéy. Lu mu doon ñoo ngi jaay suñu suuf nasaraan yaa ngi jël ndaraan tàmbali xuuf suñu suuf. Baykat yaa ngi jooy espace yu ñu moom la ñu jël te du yoon fu ñu jëm. wuñ ci teelu la jóg dana dem ba sew caaf dana xëm. àll bee ngi jooy naat baykat yépp jooy nan. maral bee ngi yoot bekkoor bi di noot ayum suufi doy na bu ñu nangu di leebal. politique ko jiital xaalis a ko boot suuf si la ñuy yoot Fanaay nee na moo bañ. Fanaay wi be ñiida ngoppe lady amen gesere metede nger fuuta à la place. Fanaay wi be ñiida ngoppe lady amen gesere metede nger fuuta à la place. ngalu am ko ley ngoppe ngalu am ko ri ley ndi ko ndi cattumi tawmi ndi tawrumi jiknaaɓe mi weddima e raango joom ngalu ballowo e miijo am tawtowo somi ƴeewi nafoore ndi leydi ɓuri mum limotaako kala faggudu ko e mayri ndema awo ngaynaaka leydi ndi ko ndi taaniraaɓe ko ndi maamiraaɓe e yonta men hannde dariiɓe so en jawtii ko ɓiɓɓe men lomtii. C'est Amina pour l'extérieur. Il y a une photo 236 ici, là, je vois pas une forêt classée de Banjana. Badou, li nga may laaj sawar naa si parce que bu ñu neewee forêt classée bu Bandia ñun ñu juddu fekk ko fi ñu am garab yoo xamante ni ñun ñoo ko fi jëmb ak suñuy papa ak suñuy nijaay bu ñu ñëwee benn xonk na ko jóge fële ñu ne dañ ko koy jox muy 230 hectares te dëkk bi buñ koo jëriñoo ñun duñ si ànd kon ñun dañu ne déet bay bëgg a dee nee nañu déet ini maa woye mbokkati ko saafiji ini boo ne tinde wi o tindiɗa haftiɗ ɗo par ce que ɓo yakkoye foti marsal fu marɗa comme tuɓe layga kon comme tem avenir ɓe kim wetɓode hiñohe kon ina wetta o tuɓu kandi ɓo woyne 236 hectares tem état a tumat arrière nga nikne wo décret ɗani sata nikne a ɗoyɗani sata miɗi wiya bandiraɓe men fulɓe onon aynaɓe aynoɓe e nder ladde nde ɗo hande son jineɗo ladde so ƴettama son ji oy to banggue grillage pippor nan toon oɗo henne banggue kareji nen ɗo henne son ji gari ga henne ko bonu soni ga henne heddi ɗo henne ko morceau goto woni e nder wuuro ngoɗo henne onon aynaɓe kon poɗɗon aynude kon ladde meɗen nangen ɗum ɓo amban duufin ɓo nan jappu suñu Allah jaregen ñu remercier aussi na ngano confiance wetta wa premier pacam wati ko lepp ni ngano ko tili ko raka confiance ngaba woni kala jippina ngana ko mi wona réussir wono tam réussir ini min wona wena la population de Bandia la population de Koursabi o waddo ina yino te o message bi ngana ko lancer wo kera ha gama wena ini ne ñoo tawi wara di arrière wala no no wadi kanjila gamat na awe ni ngana o arranger bi wadi la carrière inshallah ko ha gagner pourquoi on zinem ñu ñoo décret commencé mbobas
mboga dite soumage hina woni kini binangane o voté je voté déjà à l'Assemblée nationale kon ini voté à l'Assemblée nationale woka population on pour zavi no wose commune nges bay ñoo am bloc po ni sula kon donc wi binangane o tamni Assemblée nationale je pense que bo horta min réussir te ina ina do min ta bo réussir être unique en bloc ten commune uni ku ci nekk ci ñun na ko def ci statut WhatsApp am ñu partager ko ci Facebook bi surtout ak yar Facebook baax na WhatsApp baax na mais dañ ci ànd ak yar ak teggin di remercier le commandant de la chef de brigade de Popenguine di remercier éléments yi ndax ni ngeen ñu taxawoo kontaan nañ ci xam nañ ne ñun ak yéen ay xarit lañu yéen li ngeen di def ñun ñoo ko soxla ngeen aar ñu fexe ba jàmm ak salaam kese moo ñu doy moo ñuy dal di remercier Demba Loum ñoom Alloum ñoom Abdourahmane ñëpp ak ñëpp ku lim juum ki ma limul sax nga xam ne wax naa ko ci sama xel jaa ngeen jëf. Aliou li nga ma laaj naa ci sawar a tontu waaye damay fàttali rek ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi mu nekkee ci minute li mu rëccee ci dundam dafa takkalaat ñaari baat yu am solo dafa ne alaykum bi salaati wa ma malakat aymaanikum ngal la yéen ñi wooye seen bopp jullit bu leen bàyyi mukk julli waxtu juróom te na ngeen am yërmande ci ñi nga di def lii ma wax nii maa ngi ko commencé ci président de la république ba wàcce ci suuf bu nekkee ne lii am nañu ci man-man am nañu ci sañ-sañ nañu teggil bii nattu nañu teggil bii tuuma parce que julli arrangé suñu njaboot julli arrangé waa Safeen isaabi ma waɗe ne ngone heen ɗuɓe finane alors yeɗna seetane ɓo walla yeɗna siɗɗuke ɓo ini wa hiñoyindi banje rek a hiñoyin Safeen jen Safeen yakki kusnen rappuro hek iwit wa heƴƴin pour yatu wa heƴƴin pour nganta kono ɓo jen ɓaaka nadu ndendu kat bo ini ɓo am wiidu am ga bo inina sen tudega ɓoraka wet victoire vive Bandia vive Safeen carrière, nous disons non et nous dirons toujours non. Donc cette carrière est totalement néfaste pour nous. La déforestation, nous sommes contre. Et le reboisement, nous disons oui. Donc Bandia est sorti pour soutenir cette lutte, pour dire non à l'AIUS, non à cette implantation, et oui au reboisement, et oui à la protection de l'environnement. 236 hectares yi ñuy wax métti nañu loolu lépp lu métti Safeen yi day métti pël yi parce que ñun ñëpp ñoo ànd ñun ñëpp ay doomu aadama la ñoo bokk Bandia lépp lu métti Safeen day métti pël yi parce que bu ñu nangoo carrière yi tamit xam naa bu ñu defee fii ay carrière def fi ay tool wala ay lu mel ne noonu sàmm yi ñoo koy gën a yëpp parce que gis ngeen àll bi xam ngeen ne lii nii bu ñu jëlee lii lan moo fiy des lii mooy des tali lan leneen moo fiy des. wala ki nekk ci dëgg tey mun inna la ma sabirina la wax ki nekk ci dëgg tey mun yàlla nee na yow laay jàppale ñun nag dafa metti lu metti la ñu naan muñal waaye lu nekk kenn du ñu muñal lii metti na ñëpp nañ ci teg seen bët dëkk yi ñu wër yëpp xam ne li ñuy kaas dëgg la li nga moom ñu ñëw fokkal ñu ko ci sa loxo ne la par force ci ñaar dërëm ak ñetti dërëm loolu baaxul jullit du ko def bu ñu naxante nañu jàppante muy dëgg ñun ñëpp waaw sant jigéen ñi nag dañu bàyyi seen soxla bàyyi seen itte bàyyi seen lépp nañu góorgóorlu bu lépp lu feeñ ci lii muy njëriñ nañu ci gis seen bopp jigéen ñi ndax ñoo ñu defal ci kër bi ñoo ñu defal lépp ah ñi nga xam ne nag gor rek la mën a doon ndax ñun ñëpp ay jullit lañu ah li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci diggante dana jullit bi bu mu seetaan morom bi ñu di ko lor bu dee dëgg la bu ñu mën a ree lor bu fekkee jullit nga jàpp ci damu dëgër da loraange googa bañ a dal sama kaw waaye bu fekkente ne jullit yi dañuy seetaanante ci suñu biir comme jullit bi def la waa dëkk yooyu yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen taxawaay rafet na waaye nag nañ bu ñu jaay suñu ngor daal bu ñu jaay suñu ngor bu ñu jaay suñu diine bu ñu jaay suñu islam bu ñu jaay suñu pas-pas ndax ñaari dërëm ba ñuy dund boobu carrière amu fi ñu dund carrière fekk ñu ñuy dund kon nag dañuy dund ba ilaa abat asalaamaaleykum wa rahmatullah qui en masse pour dire non à Lac Falah l'AIUS. Tout le Safeen est derrière le village de Bandia pour dire non, comme Bandia l'a toujours réclamé, comme Bandia a toujours dit, comme à l'accoutumée, Bandia continuera à dire non. Bandia a toujours gagné les combats et nous avons déjà gagné d'avance ce combat. Donc nous félicitons tout le monde
de près ou de loin. Nous félicitons également le commandant de la gendarmerie de Popenguine, M. Seck, ainsi que son équipe et l'ensemble des acteurs de cette grande mobilisation qui, de près ou de loin, ont contribué pour le succès éclatant de cette marche.